ngi nuyu bu baax xalif bi Baye Assane Seck di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér di teg ñaan boobu ci loxo porte-parole mu tegal ñu ko ci loxo kilifa yi di nuyu gouverneur bu baax di nuyu le préfet di nuyu sous-préfet di nuyu chef de service yi fi tase yëpp di santaat yàlla bu baax bim ñu mayee ñu fekkewaat événement bi di ñaan yàlla lépp luñ ci mébét yàlla na yàlla sottal ko incha allah comme niñ ko waxee léegi rek defe naa ne am na ci ay points yu bari yoo xamante ni interpellé nañ ci mais ñuy indi rek nuyoo monsieur le maire ci mbokki Thiénaba yëpp ak ci assemblée bi di wax ni comme niñ ko waxee léegi li jëm ci wàllu Senelec li mu wax ci wàllu lamp yi nga xamante ni day continuer di tàkk foofu aussi li ma ci indi leeral rek mooy li ma waxoon ci CDD bi ñun contacteur bi nga xamante ni moom moo nekkoon foofu ñun ñoo ko jëndoon def ko fa mais biñ ko jëndee dañoo ñëw fekk ñu jël ko te ñi koy jël xam nañ ko parce que ku xamul dara ci courant je crois que ni mënoo ko jël donc je crois que ni loolu mooy suñu problème foofu dañ ko jënd monter ko ñu ñëw jël ko loolu tax lampe yi di tàkk ñu def ko direct léegi lampe yi di tàkk noonu en attendant jëndaat nañu beneen li des mooy ñu jëli câble bi muy wax ñu mën a defaat connexion bi pour que loolu di kii te je crois que ni loolu du yàgg li jëm ci ay lampe aussi prévoir nañ ko jënd nañu ay lampe pour ak Senelec ñu ànd ak ñoom mën a changer yenn lampe yi li jëm ci aussi abattage errant yi je crois que ni vétérinaire bi avant ñuy dugg ci nawet bi def na ko parce que dafa ñëw ci ñun wax ñu ko ni bu nawet bi xasee ba am duñ ko def mu jox ñu expression de besoin ñu financer ko moom mu def kii po ba envoyé na ma aussi des photos yoo xamante ni des chiens qui ont été abattus donc li jëm ci aussi ci wàllu route yi ñun en un moment demoon nañu seeti waa c'est comment encore ok Promoville waa Promoville def nañu correspondance dem ci ñoom bi ñu ñëwee aussi am nañu réponse ak waa Promoville parce que ñëw nañ fa à Thiénaba ñëw nañu ba dem à Thiénaba Seck am ay routes yu ñu natt ñëw Thiénaba Gare aussi am ay routes yu ñu natt mais ça fait 2 ans de cela bi ñu ko defee léegi boobaak léegi ba ñu nattee ba léegi dellusiwaatuñu amaatuñu leneen jéem nañ leen woo mais ñoom aussi li ñu wax ni dafa am loo xamante ni moom la ñuy xaar pour ñëw boobu ba léegi aussi amaatuñ ci réponse loolu ñuy wax aussi gouverneur suñ ci gën a mënee jàppale aussi pour waa Promoville ñu gën leen a relancer ba xam projet boobu fu mu toll ndax comme ñëwoon nañu ba natt ba pare donc lu ñu mébatoon la pour def ko donc je crois que ni peut-être bu ñu leen relancer yàlla mën na def incha allah ñu am ci kii may wax aussi ci waa UCG ak Promoged comme ni leen ñëpp remercier di leen remercier encore une fois mais di leen wax ni Thiénaba aussi dafa yaatu fi mu toll nii te actuellement benn tasseuse bi nga xamante ne moom la ñu yore defe naa ni c'est pas des meilleurs dafa xaw a kii vraiment attanul mbalitu Thiénaba donc suñu mënoon dolli benn tasseuse ak un personnel pour que ñu mën a jàppale mbalit mi ñu mën ko di ko def à temps loolu aussi dina doon loo xamante ni lu am solo lay doon incha allah waaw ok quoi que ci wàllu set-setal bi aussi comme niñ ko defee ñu ngi koy defee chaque année prévoir nañu aussi pour mobiliser les agents du FERA pour que aussi ñu ñëw jàppale appuyer comité d'organisation bi comme ni ñu ko daan defee toujours pour que ñu mën ko def lii ñu wax aussi lii commandant wax léegi aussi ci affaire point de vente yi pour ñu mën ko régulariser là aussi dinañ ànd ak comité d'organisation bi fu ñu war a jël arrêté wala loo xamante ni war nañ ci jàpp incha allah ñu jàpp ci ba lépp tegu ci yoon pour que ñu mën a am loo xamante ni lu mucc ayib la defe naa ni daal ci loolu mooy yi nga xamante ni interpellé woon nañ ñi ci loolu te incha allah rabbi pare nañu aussi pour jàpp ci lépp loo xamante ne nañ ko daan defee pour que mu gën a jëm kanam
ñu gën ko yokk incha allah rabbi pour loolu lépp mën a tegu ci yoon incha allah. waaw def naa ci loolu daal yooyu mi nga xamante ni mooy yi ma noté woon ci li nga xamante ni moom la ñu interpellé woon macha allah. ah loolu moom pour agent Senelec loolu moom bu ñu ñëwee rek moom amul problème le terrain est disponible ñu jox leen terrain boo xamante ni dañ ko fa mën a def moom ci ñoom la dépendre bu ñu ñëwee rek ñu jox leen terrain pour ñu mën ko fa def parce que kooku c'est une nécessité et c'est une demande forte du khalife bu mu yàgg a demandé te loolu pare nañu incha allah. merci madame le gouverneur salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi yëkkati nuyoo teg ko ci loxo madame le gouverneur nuyu ko nuyu bu tedd nuyu waale monsieur le préfet ak le sous-préfet waaye nuyu waale it ki nga xam ne mooy le porte-parole du khalife le chargé de l'organisation ak la délégation bi composée n'est-ce pas ñëw représenter le marabout ci CRD bi ci gouvernance di nuyu aussi les chefs de service yi nga xam ne ñoo fi nekk bàyyiwuma kenn ba ci les forces de sécurité de défense ñoom ñëpp maa ko ci ne maa ngi lay jox sa wàccuwaay donc di yëkkati kàddu ci turu président conseil départemental bu Thiès muy monsieur Siré Dia moom personnellement moo ma yebal ne naa ñëw représenter ko fii ci CRD bi ndaw nag bu ñu ko yebalee li ko war mooy déglu taataan bu paree la mu dégg yëpp mu dem sottil ko yónnee waaye na bañ bu mu yem foofu na jël lépp taataan ko yónnee ko waaye na ci taxaw temm ba daal fa tabaarakalla yaakaar gi ñu am yaakaar jooju bañ a tas dama wax ni gàmmu Thiénaba 145e édition loolu du lu ndaw ragal naa ni gàmmu gee ñu mag ñun ñëpp fii ku fi am 145 ans gisuma ko fi xëy na man mii mën naa sañ a wax artiste comédien bi ne am naa 145 ans waaye ma ko waxee ay reetaan rek laay sàkku ci yéen waaye xam ngeen ni loolu wax lu ma neex la donc lii yàgg naa am donc ñuy ñaan yàlla mu gën a sax ki nga xam ne moo na ci jal bi di suñu wayjur di suñu xarit di suñu baay bëgg nu lool fonk nu lool muy sëñ Cheikh na Ahmada Tijani Seck ñuy ñaan yàlla na ko fi yàlla bàyyi sëñ Assane yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla dolli ko taxaw ndax suñu xarit la ku nit ku yàlla baaxal la nit la koo xam ne nekkanam fii ci dëkk bi ak ci réew mi amal nañu njëriñ donc gouverneur dégg naa lépp exposé besoin yaa ngi nii incha allah lépp lay jël dem teg ko ci loxo président date bi nag laa gisul mais ce qui est sûr mooy deuxième li ma gis fii mooy deuxième c'est prévu au mois de septembre. Le 14-15 septembre. Ah, le 14 ou le 15 voilà l'essentiel daal li am solo ba am solo mooy du loo xam ne dina réer dina ëmp di doomu aadama yi en tout cas dina expression des besoins ngi nii dinaa dem teg ko ci table bi ne ko nag loo ci man jàpp ci ndax lii kat ku ci jàppal nga liggéeyal nga sa bopp liggéeyal nga yàlla liggéeyal nga yonent bi liggéeyal nga l'islam donc loolu daal madame le gouverneur incha allah li ma war daal en tant que représentant du président mooy rendre ko compte fidèlement incha allah je le ferai di ñaan yàlla may ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam li ngeen ci yóotu ak li ngeen ci bëgg yëpp yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala Seydina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. wane li nga xamante ne nii ñi nga xam ne dañu nekk biir Thiès di fi liggéeyee représenté fi administration am nañ habitude di accompagner ñi nga xam ne dañuy organiser ay gàmmu rawatina gàmmu bu Thiénaba ndax li ñu fi wax yëpp comité d'organisation bi teg ko muy ay besoins yoo xamante ne dañ ko exprimer yaakaar naa ne li ci ëpp yëpp chef de service yi fi toog montré nañ seen disponibilité waaye tamit jël ay engagement defe ko ñi nga xam ne noonu lañ ko bëggee mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram jëm ci cet ak cell gi jëm ci li nga xamante ne nii dafa jëm ci sécurité bi sécurité nit ñi nga xam ne dañuy ñëw ak gendarmerie bi nga xam ne dina jalonné ci yoon yi waaye tamit dem ci sécurité même ci biir Thiénaba bu ñu war ko gën a mën a renforcer ba nga xamante ne nii nit ña fa nekk dinañ mën a dal ci bismillahi rahmaani rahim waaye ñibbi tamit ci alhamdulilahi rabbil alamin di jëm ci tamit li nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy accompagner ci gàmmu gi ñu muy waa Senelec di service de l'hydraulique jël nañ ay engagement yu am solo hydraulique dañ siy taxaw parce que Thiénaba dafa doon zone boo xamante ne dafa doon même en période normale
un point d'attention particulier en termes d'approvisionnement en eau parce que dañ fa am ay problème forage dañ fa am napp bi dafa am problème moo tax gàmmu gi bu taxawee rek dañuy def vraiment suivi rapproché pour nga xam ne citerne yi ñuy am dina doon citerne yu doy waaye tamit mu doon citerne yu nga xamante ne que ni dinañ mën a répondre aux besoins besoins yi nga xamante ne nii ña fay ñëw dinañ am ndox loolu moo tax rek dama bëggoon Massène nga xoolal ma ak Ndoye vraiment ngeen évaluer au-delà ñoom des 40 citernes qu'ils ont demandé le besoin réel en eau de Thiénaba pour l'année dernière bu ñu xoolee la fa ñëwoon ak lañ fa teg ci citerne est-ce que ces citernes-là ont été tous utilisés et quel est le besoin à partir de là ñun dinañ mën a quantifier réellement quel est le besoin exprimé au-delà de 40 citernes yi nga xamante ne ni moom le comité d'organisation bi demandé li jëmi tamit ci waa ONAS dinañ fexe ba li ñu am partagé nañ ko ak comité d'organisation bi dinañ fexe tamit li nga xam ne moom ngeen exprimé muy 20 camions yi ñu fexe ba ñu ko war a yëg ko à temps ba nga xamante ne nii besoin boobu dinañ xool nan lañ ci mën a taxawee éclairage bi tamit yaakaar naa assurance yi Senelec joxe am na solo. On n'a pas aujourd'hui de qualité dans l'électricité fournie à Thiénaba. N'empêche, un poste est là-bas et l'extension du réseau aussi sera effective. te yaakaar naa ne poste boobu dinañ ko alimenter après le Magal donc bien avant le Gamou. loolu daal mooy de manière groupée en tout cas yi nga xamante ne ni mënoon nañ ci teg baaraam wane engagement yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko waaye tamit ma leen di ñaaxaat rek képp ku fi toog li nga jël muy en terme d'engagement nañu fexe ba ni nga waxee ne noonu nga koy defee ñu defee ni ko ba nga xamante ne ni képp ku war a ñëw jour ba nga war a ñëw bu jour boobaa ñu mën a tàmbale liggéey bi ba nga xam ne balaa gan yi di ñëw dinañ fexe dina fekk liggéey bi pare mu doon loo xamante ne nii dina yemb may exhorté waat rek comité d'organisation bi ñu jàppale ñu ci coordination bi parce que dafay xaw a jafe ci chef de service mu am fukki interlocuteur bu ñu jëlee chef de service bu ne tegal ko un point focal daf koy yombalal bu baax liggéeyam loolu daal bu ngeen ñu ci jàppale woon dinañu gën a mën a yombal suñu liggéey pour chaque service pour chaque secteur ngeen jox ko un point focal nga xam ne du ku nekk moom mooy el di woote ku nekk di demander ay intervention waaye tamit ñuy ñaanaat rek porte parole mu yeggal suñu nuyoo ak nuyoo gouverneur de la région de Thiès monsieur Oumar Mamadou Baldé ci xalif général Assane Seck bu ko defee mu gën a ñu taxawalaat ci njaboot ji rek gën ñu ñaaxalaat ndax yaakaar naa ne ki yor transport terrestre jóge na fi sànq mois wu gàmmu ak màggal day nekk ay moment de fort déplacement te bu déplacement yi bëree rek yenn jikko yi dugg tali yi day am wax dëgg neex yàlla ay gàllankoor yu ñu ciy am bu baax a baax donc bu ñu renforcer sensibilisation bi équipe communication bi xam nañ rek liggéey bu rafet lañuy def ca Thiénaba ñu gën ñu jàppale gën ñu ñaaxalaat taalibe yi nga xam ne dañuy tegu ci tali yi ñu tegu ci ak yar ak teggin waaye tamit respect li nga xam ne moom mooy code de la route bu ñu dawal guddi ñu fexe bañ nañ dawal bëccëg bu ñu surchargé ñu fexe ba bu ñu jël ay banc di ko dugal ci biir oto yi ndax nag nit lu mën di wër alal bakkan moom kenn mënu ko yemale ak alal loolu daal dañuy dekk ay un point d'attention particulière boo xam ne suñu sañoon ci sensibilisation yi ngeen jàppale ñu ci bu baax a baax xam nañ ne le reste avec l'hivernage et les maladies qu'on a dina jàpp ak yéen liggéey ci sensibilisation bi ba nga xamante ne ni vraiment du ñu jóge mukk ci gàmmo yi ëllëg ñu naan épidémie bi am na fi wala feebar bi kat gën na fee wasaaroo li ñuy ñaan daal mooy di ko ñaan xalif bi mooy mu gën ñu taxaw ci ñaan yi ba nga xamante ne ni dinañ gàmmu ci bismillahi rahmani rahim ñibbiwaat ci alhamdulilahi rabil alamin monsieur le porte-parole imam loolu laa bëggoon a tëje di la jox kàddu gi rek pour nga defal ñu ñaan ba nga xamante ne liggéey bi nga xamante ne ni am nañ yéene def ko suñu borom may ñu kàttan guñ mën a mottali suñu yéene. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimu salihat ahmaduhu hamdan yuwaafi ni'ma wa yukaafi mazida ya rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ya rabbi. ñi ngi yeesalaat suñuy nuyoo waaye nuyoo yi day ànd ak cant yoo xamante ni xalifa bi may ñëw wéet na ceeg man ni ma na nga jotal cant gi kon madame
le gouverneur ñi ngi lay nuyuwaat di la ziara yeesal ñaan yi di ñaan yàlla nangu say promotion yàlla na ko yàlla nangu fi nga jëm macha allah ñi ngi ñaan yàlla ñu nome la fa muy Matam nga war faa nekk préfet yàlla na la fa yàlla yóbbu ci jàmm yàlla nga fa liggéey ci liggéey gu ànd macha allah ak ndam ak mucc say promotion yàlla na yokk lool ci daraja ñool Makka macha allah ci barke weeru tedd wi waaye di yeesal suñu nuyoo ak cantuk sëriñ bi ci préfet sëñ bi mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziyaare ci liggéey bu rafet bi noonu lay macha allah nuyoo di sant tamit sous-préfet macha allah mi nga xamante ni mooy njabootam gi mu dëkkal Thiénaba nga xam liggéey yi foofu la commencé suñu borom nag dafa am lu muy wax mooy mbir boo ko bëggee da ngay sabablu munta ñàkk suma atbaa sababan boo sabab la ba pare da ngay dox jëm ca moo waral suñu jotaay yi wax dëgg yàlla ñin ko séqal ñu jox ko yitte ju rëy a rëy ñu ngi leen di sant ñaan yàlla na nekk fajug aajo ci yéen ñëpp li ci des nit ki bu taxawee liggéey na yaakaar yàlla ndax yàlla mooy joxe résultat maalakum laa tarjuuna lillahi waqaara te yàlla nee na wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu jaam amul doole yàlla rek mu am doole yàlla na boo wakkiloo ci moom dana la dimbali chef de service yi nga xamante ni macha allahu ñoom lañ àndal ginnaaw bi nga xamante ni nuyu nañ monsieur le maire di ko jaajëfal di ko ñaanal liggéeyam yokk di nuyu doomam Alassane Niang bokkaat ci njaboot gi yor dëkk bi macha allah yor ko ci ay xalifa yu bari ñu koy ñaanal yàlla gën koo sagal gën koo dimbali waaye noonu tamit lay sante njabootam gi nga xamante ni ñoo teew di ci jiitalaat rek sëriñ Alassane Niang di doomu sëriñ Thiénaba yor dëkk bi taxawaayam rafet lool sëñ Abdou Njing bi nga xamante ni moom moo jiitee maanaam wàllum gàmm gi sëñ bi nee na mi ngi koy sant sëñ bi nee na mi ngi koy gërëm sëñ bi nee na liggéey bi muy def ànd naag yéene ànd naag bëgg-bëgg ànd naag yitte te nee na mi ngi sàkku ci ñi nga xamante ni ñoom la ko séqal mi ngi leen di seedeel ni alalam sax moo ciy dugg waaye doomi Thiénaba piire ngi nii taalibe mi ngi nii ngeen gën koo bàyyi xel bu baax a baax kon Abdou ñu ngi santuk sëriñ bi jot na lool ak équipe bi nga xamante ni sa njaboot la nga ànd ak ñoom ci liggéey bu tedd bi macha allah ay at a ngi nii ngay taxawu gàmmu gi waaye taxawaay bu mucc ay lool njabootu boppam gi sëñ Ibrahima Seck nekkoon taawu sëñ Abdourahim nekkoon xalifa général bu Thiénaba nee na mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm ci ay taxawaayam ci ay ndimbalam macha allahu bàyyi ba di ko Seck teew na fi di doomu Serigne Thiénaba sëñ baa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax waaye di nuyu njabootam gii monsieur le gouverneur Serigne Thiénaba nee na njaboot gii mi ngi lay seedeel ni ku ci nekk la nga jiite taxaw na ca taxawaay bu rafet macha allah ñu mën cee cité rek Serigne Ibrahima Silla nekk sët ci Serigne Thiénaba jiite wàllu organisation bi mi ngi koy sant di ko gërëm di ko nuyu waaye alxaaji Njuga Kebe alxaaji Njuga Mbeng macha allah du taalibe waaw nekk ku am taxawaay yu mucc maanaam ci ëtt bi sëñ bi mi ngi koy nuyu di ko sant bu baax a baax nga xamante wàllu organisation bi ñëpp xam nañ ni bu àddoo rek macha allah jox na ko yitte Pape Mor Gueye di njabootuk sëriñ bi di ku rafet xel macha allah nekk koo xamante ni du sonn ci liggéeyu Thiénaba sëñ baa ngi koy nuyu di ko gërëm Góora Njaay nekk doomu sëriñ bi macha allah am ay yéene ci dëkk bi sëñ baa ngi koy nuyu tamit di ko gërëm jiite wàllu santé bi Souleymane Gueye jiite wàllu organisation yi jiite daayira yi di organiser cérémonie Thiénaba macha allah ñu ngi koy indil nuyoob sëriñ bi ak cantam alxaaji Bakka Jóob mi nga xam ne moo jógee ba Ndar te Ndar gox bii xam nga ñun waa Thiénaba macha allah maam Cheikhu Amadou ñuy nuyu sëñ Alpha bi mi nga xamante ni moo fi teewal waa Wuramaadi ñun fa lañ jëlee moo waral Thiénaba gi ndax maam Cheikhu Amadou moo woote woon ngir dëggal baatub laa ilaaha illallah ngir mbay njaboot gi jàmm macha allahu
ba xeex bi nga xamante ni maam Cheikh Amadou mujj na koo def muy Samba Sadio 1875 boobu la Thiénaba am ngëneel lii mu am te dootul deñ ba mukk yàlla na ci jàmm yàlla na ànd ak jàmm ak sutura ñi ngi koy jagleel nuyoo ak diggante feek Wuro Madiyu daanaka njabootu Thiénaba dafa ëppee fii ndax Wuro Madiyu ak Thiénaba benn ligne la woon woo xamante ni bëriwuloon ay nit kon ñu gën leen a jàppale ndax seen délégation bi day yaatu lool ñu gën cee bàyyi xel kon Alaaji Bakka ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ bi nee na jaajëfal na la fi nga jóge sori na waaye liggéeyu diine moo mel noonu Babacar Ndiaye jiite wàllu ndox mi taxawaayam rafet na sëñ baa ngi koy nuyu di ko ziyaare bu baax ni ko noonu Ibrahima Mbaye Diop macha allah nekk représentant Sonacet macha allah sëñ baa ngi koy nuyu di ko gërëm sëñ Mouhamad Seck di doomam am taxawaayu rafet ndax gàmm buñ koy waxe mooy woo njaboot gi ñu fekk si la nga waxtaan ak ñoom xamal leen ñoom ñooy kan seen taxawaay ci réew mi xamal leen seeni kilifa xamal leen seen boroom loolu il faut que ay conférence ak jotaay yu yaatu moo koy accompagner loolu moom moo ko jiite am ci taxawaay yu rafet sëñ baa ngi koy nii di ko ci ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp yàlla na aw yoon maam Baba mi nga xamante ni mooy organiser wàllum marché bi moom tamit am taxawaay sëñ baa ngi koy nuyu ba tamit di ko gërëm Mbay Kan nga xamante macha allah mooy di dimbalante ak ñi wàllu sécurité bi noonu lañ koy sante commandant ñi ngi santaat ci sa njaboot ñi la nekkal Thiénaba commandant Fay bi nekk Thiénaba taxawaayam rafet na jigéen sëriñ bi macha allah loolu ñu ngi la koy seedeel Moussa Ndongo nekk doomu sëriñ bi nekk doomu Thiénaba am taxawaay lool nekk coordinateur parti bi maanaam ñu ngi koy nuyu moom tamit macha allah di ko sant bu baax di ko gërëm délégation Kër Mëgëy ak Cawaare macha allah ak dëkk yi nga xamante ni ñoo wër Thiénaba ñëw nañ teew xam ni mbir mi seen mbir la ñoo ko moom ñu ngi leen di sant bu baax nag di leen gërëm bu baax Kër Njaga Saar ak dëkk yi wër Thiénaba yépp rek li ci des mooy sëriñ Thiénaba li ma waxoon ni naa ko jotal tamit nee na mi ngi ñaan yàlla dimbali ñu mi ngi ñaan yàlla dimbali ñu ci événement bi ñu jëm yàlla nag moo am ndimbal waaye ndimbalug jullit day aju ci nan la jàppee ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonant bi mooy làmp bi nga xam ne moo leeral àddina la njëkk yonant bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ci àddina ñëpp xam ne ak nooteel bari woon na nit ñi ci lëndëm lañ doon dund waaye yonant bi moo ñëw nekk yërmande yàlla wax ci alquran ni na ngeen ko gëm na ngeen ko dimbali ni falladina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa tabaau nuur alladi unzila maahu ulaikumul muflihun képp ku gëm yàlla jàppale yonant bi topp njubam gi yàlla nee na bu soob yàlla de dana say mbir dana ci def tawfiix kon ñi ngi jàpp ni jotaay bii ñu amal fii nii incha allahu fajug aajoon ci lépp a ngi ci suñu borom nag day wax ni bu ngeen ma nangulee rek ma jàppandil seeni mbir in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdaamakum nit nag mën naa lànkal yàlla waaye ak dundam dudul am barke damay faral di wax ni xam-xam wut ko yomb na alal wut ko yomb na waaye bu ànd ak barke fitna lay doon te bëri na ñoo xamante ni ay milliards lañ yor te buñ tëddee di nelaw ndax li ko waral macha allah ñàkk kilifteef moo ko waral ñàkk nangul yàlla subhanahu wa taala moo ko waral kii di maam Amady Ndaak Seck nag nga xamante ni bokk na ci ñi xeex ba lislaam samp Thiénaba jàmm am Thiénaba maanaam di yar njaboot gi ci anam gu mucc ayib maam Amady Ndaak moomu mënoon naa woote bisub Samba Sadio macha allah mu nekk bis boo xam ne bu ko wootee Sénégal yépp danañ ko wuy si waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la tàntal moo tax Thiénaba guddi gàmm lan am loolu tamit ñu leen ci bàyyiloo xel waaw te Thiénaba fi mu toll nii dafa àgg ci dimension boo xam ni ci ñaari at yi ñetti at yi nii yaatu na yaatuwaay boo xam ne laaj nañu bàyyiwaat ko xel ci secteur yépp rek kon loolu
monsieur madame le gouverneur nga bàyyi ko xel bu baax a baax ah sëñ Thiénaba nee na njaboot gi nan bàyyiwaat xel seen alal ndax Umar ibnu Xattaab doon wax ni kunna adalla ummatin fa a'azzana allahu bil islaami wa mahmabtaghayna al izzata fi ghayrihi azallana allah nit amul lu dul donoom nit la la teddal la la samp la la feeñal na nga ko jàpp fonk ko saa yoo ko sàgganee mooy yow rey nga sa bopp donte sax yaa ngi des di dund kon sëñ Thiénaba nee na nani wax ju rafet sëriñ Thiénaba nee na kilifteef nañ ko yeesal sëriñ Thiénaba nee na ku nekk na nga jàpp ni Sénégal gii yow yaa ko war a defar sëriñ Thiénaba nee na nan gën a joxewaat respect macha allahu gën a wegante ci suñu biir wàññi ŋàññante yi wàññi macha allahu yërnoonte yi wàññi jikko yu mel noonu dañuy indil ay jafe-jafe rek waaye duñ jural jàmm mag ñi nag lépp lu ñu am bis bi moo leen ko may boo jëlee tarixa yi ci Sénégal yépp ku ci nekk fa nga nekk ba nga fay rew yow kese nga àndal waaye yàlla ànd na ak yow te yàlla ku mu àndal du la gàccaal wa huwa maakum ayna maa kuntum waaw ba nga fay dem yow kese ak sa sad la nga àndaloon ak yàlla tey foo gis am mbooloo riir jëm fa te kenn du leen financé waaye dañuy dem rek ngir yàlla macha allahu boo xoolee ba xool ni magum lislaam ku gëmoon yàlla moo bàyyi woon lépp ngir dimbali yàlla ci diineem ji ngir dimbali yàlla ci njabootam gi yàlla terale leen lii moo tax ñoom ñëpp boo xoolee yonent bi mooy seen référence yonent bi macha allahu mooy seen lépp yonent bi macha allah moom la ñuy dundee mooy ci la ñuy tàggat njaboot gi léegi nag gàmmu Thiénaba ñi ngi ñaan yàlla nañ ci àgg ak jàmm waaye ñi sëñ bi neen ngeen gën cee jàpp ndax am réew sécurité moo ko yor ak wàllum économie ndaw ñi saa yu ñëwee Thiénaba Serigne Thiénaba nga xam ay milliers de personnes ñoo koy wuy si ñu waxtaan ak ñoom ci ñu gën a nangoowaat liggéey ñu waxtaan ak ñoom ci ñu gën a nangu kilifteef loolu njëriñal réew mi la kon ñu ngi leen ci gën a tàllalaat loxo ngeen gën cee dimbali Serigne Thiénaba su ko defee gàmm gi nag ñuy ñaan yàlla rek yàlla nañ ci àgg ak jàmm gi dégg nañ seeni engagement li nga xamante ni tey wax nañ ko fi ñëpp xam nañ ni même bu sottiwul yéene am na fi nga xamante ni fa lañ jëmaat nag muy ca kaw ñi ngi ñaan yàlla nañ ci am solution ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di teralee ñaan gi sëñ Alpha Ba mu ñaanal njaboot gi macha allah ñu yemale foofu kàddu yi di ñaan yàlla jotaay bi yàlla bu mu nekk sunu mujjub jotaay ku ci nekk la nga bëgg yàlla xam na ko ci sax. fu leen fa mboolem xeetu ngëneel bi jaahi rasulillah dana yàlla fa suñu aajo yëpp yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa rahmaanu yaa rahim yaa rahmaanu yaa rahim yaa rahmaanu yaa rahim yaa xayral mas'uul yaa mujibu da'watal mutadarrin yaa ilaahal aalamiin bika anzalnaa hawaa'ijana wa anta a'lamu bihaa faqdihaa اللهم أنت لها ولكل حاجة فقدها وفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. De Thiénaba, le CDD à la préfecture. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière réunion, avant la réunion nationale. Dis-nous, êtes-vous satisfait des dispositifs et engagements pris par les différents chefs de service, disons, à l'issue de ce CRD? Oui, tout d'abord, je voudrais saluer le khalife général de Thiénaba, Seigneur Hassan Seck. Saluer également les autorités, à commencer par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Saluer le Premier ministre, Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, mais aussi saluer le gouverneur de la région de Thiès, M. Baldé, et aussi l'adjointe au gouverneur qui a présidé la réunion d'aujourd'hui, Mme Teneng Faye. Je salue également le préfet et le sous-préfet qui était venu
dans cette séance. Saluer le sous-préfet de Thiénaba et son adjoint, Moussessi, mais également saluer les services, disons, de l'État qui sont venus en masse et qui vraiment ont participé positivement à cette réunion du comité régional de À 3 semaines du Gamou, la 145e édition du Gamou de Thiénaba, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous rentrez avec un espoir après les engagements pris? Oui, je rentre avec un espoir, je rentre aussi optimiste, compte tenu des engagements qui ont été pris par les services, les différents services de l'État. Évidemment, il y a quelques soucis sur certains services, disons particulièrement les services de l'eau, l'hydraulique, les services de l'ONAS. Ce sont des services dont nous attendons beaucoup à cause de l'hivernage, dont nous attendons beaucoup à cause du manque d'eau à Thiénaba, mais aussi nous attendons beaucoup à cause de la population et des pèlerins qui comptent venir au Gamou prochain. Donc, mais mis à part ces quelques observations, ces quelques remarques, nous sommes vraiment optimistes, nous sommes vraiment satisfaits des engagements qui ont été pris par les différents services, la Sénélec, la santé, disons, la sécurité, la Géroute, bien que nous avons aussi quelques demandes qui ne sont pas encore satisfaites, mais de manière globale, vraiment, ils ont tenu leur parole, ils ont tenu leur engagement et ils ont beaucoup fait l'année dernière. Il ne reste que des améliorations, il ne reste que des compléments qu'il faudrait tenir durant le Mawlud prochain qui se tiendra vers le 14 et le 15 septembre 2024. Monsieur le Président, le problème de l'eau qui revient, qu'est-ce qui n'a pas marché avec justement les travaux au niveau du nouveau forage de Thiénaba? Madame le gouverneur l'a dit tout à l'heure, nous avons un problème de nappe. Thiénaba, actuellement, on est en train de forer un puits qui a duré presque depuis l'année dernière. L'année dernière, à cette heure-ci, on l'avait commencé. Ça n'a pas terminé. On a refait donc c'est des positions. On a un problème de nappe. À chaque fois qu'on arrive aux environs de 200 mètres de profondeur, les appareils utilisés ne puissent pas dépasser cette couche du sol. Et donc, nous avons un problème de nappe qu'il conviendra de surmonter. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes d'eau. Et pour l'instant, vous allez faire recours aux citernes? Ah oui, pour l'instant, nous avons fait recours aux citernes comme l'année dernière. Nous avons demandé 40 citernes. L'année dernière, nous en avons 20 environ. Mais compte tenu de l'augmentation de la population, nous avons demandé 40 citernes. Et nous avons aussi demandé des bâches à eau. Nous avons demandé des bâches pour la protection des pèlerins pendant la pluie. Nous avons aussi demandé des citernes qui puissent aspirer l'eau de ruissellement de la pluie. Et donc, nous avons deux problèmes avec l'eau. Le problème de l'eau pour la consommation et pour le lavage, pour la consommation humaine, mais aussi le problème de l'eau pour l'assainissement, les routes qui sont gorgées, qui sont envoyées par l'eau et que les pèlerins n'arrivent pas à passer à travers les routes. Donc il nous faut gérer cette situation d'assainissement de l'eau, mais aussi avec des motopompes, mais aussi gérer la situation de l'eau propre à consommer localement. Dernière question, qu'est-ce que vous comptez faire à l'endroit des forces de défense et de sécurité pour faciliter le déplacement aux nombreux talibés qui vont rallier Thiénaba, notamment ceux de Saint-Louis, mais également ceux qui viennent de la Gambie avec la douane? Oui, ils nous ont montré la voie. Ils nous ont demandé d'adresser des lettres au commandement supérieur de la sécurité, de la gendarmerie. Nous le ferons. Et nous avons aussi, en dernière
situation la réunion du ministre, au niveau du ministre, la réunion nationale. Et donc, à partir de la réunion nationale, tous ces problèmes sectoriels ou ces problèmes qui sont au niveau régional peuvent être réglés parce que eux, c'est des directeurs ou des ministres qui coiffent l'ensemble des régions du Sénégal, depuis Saint-Louis jusqu'à Dakar. Donc, nous n'aurons pas de problème à transcender, à dépasser, à passer d'une région à autre, parce que les décisions viennent d'un niveau supérieur. Merci président Abdou Gningue ginnaaw ndaje yu njëkk yi ren jàpp nañ ne gàmmu Thiénaba comme d'habitude mais ren teel ngeen jóg comité d'organisation bi amaana ne fii ak réunion ak ministre de l'intérieur ndax mënees na wax tey jii fii bu ñu waroon def gàmmu gi ëllëg li ngeen fii jot a dégg fii engagement yi ñu jël xel dal na. waaw xel dal na am nañu yaakaar trop ci engagement yi nga xamante ne autorités yi jël nañ ko. ñu ngi leen di sant responsable yooyu waaye nag di tàmbali suñu kàddu ci nuyu xalif général Thiénaba Baye Assane Seck di nuyu aussi le président de la République Bassirou Diomaye Faye di nuyu son premier ministre Ousmane Sonko di nuyu le ministre de l'Intérieur le Jean-Baptiste Tine mais di nuyu aussi le gouverneur de la région de Thiès monsieur Baldé son adjoint également madame Faye et le préfet, le sous-préfet et le préfet, l'adjoint au sous-préfet Moussissi qui était venu. Nous saluons également oui ñoo ngi nuyu itam ñi nga xamante ni ñooy autorités yi nga xamante ni ñoo nañ jóge ci ay chef de service yi waaye di leen jaajëfal ci taxawaay yi di leen jaajëfal ci engagement yi kenn ku ci nekk nee nga liñ defoon daaw duñ def moyen donc liñ defoon daaw moom assuré wuñ ko dinañ ko def loolu déjà dal na xel li ci des mooy li ciy topp ci par rapport ak changement yi am changement yooyu nag li ko waral mooy dañoo am ay nit ñu population bi augmenté wu nit ñi gën a dëkk si Thiénaba ñu nekk itam ci gàmmuk nawet di gën a jigéen ndox mu bari mi ndax boo septembre début septembre dafa jige août dafa nekk ci biir nawet donc soxla yi ñu daan am su taw amul dara amul léegi si ni day yokk loolu moo tax yaakaar yi ak ñaan yi ak demande yi ñu def gën a bari ci ren jii waaye daan am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax am nañ tuuti ay xalaat ci côté ndox ndax ndox daaw ba ren ñu ngi koy demandé daaw it amoon nañ ci ay citerne wax dëgg yàlla waaye dañuy gën a bëgg mu yokk. ana forage bi ñu tàmbale woon bi waroon pare daaw sa ñu ne woon ren avant gàmmu gi am nañ ci yaakaar. waaw forage boobu jotul la pare c'est vrai que nag tàmbali nañ ko fi mu ne it ñu nga fay gas actuellement nii boo demee gis leen waaye à chaque fois ñu gas dem ba ay ñaar téeméeri mètres da ngay gis ni dañuy am empêchement da ngay gis ni dañuy am jafe-jafe pour continuer ñu dem commencé waat à zéro loolu nag problème. napp la problème napp boobu nag moo nekk Thiénaba moo tax ñaare forage ya fa nekk matuñu ay 200 mètres ndox yi doyut ca forage yi mën a dépasser 200 mètres pour le moment dañoo am difficulté pour mën koo gas loolu nag moo tax pour le moment daal dañuy jéem a jàpp ci camions yi ñaan mu bëri heureusement que hydraulique dinañ indil ay camions yu bëri waa OFOR dinañ ñu indil waa sapeur pompier dinañ ñu jox ndox non seulement ndoxum naan waaye ndoxum ruissellement yi ci mbedd yi dinañ ko as eaux et forêt aussi am nañu ay camions yoo xam ne ay oto yoo xamante ne dañuy def ay citerne ñoom dinañ ñu jàppale ci ndox mi et puis ñoom seen jàppale sax mbedd yëpp lañ mën a jaar donc ay oto yu am solo la ñuy jox daaw ministre de l'intérieur aussi wutoon na ay camions jox nu finalement daan ndox mi ñu amoon daaw suñ amee luñ ca dolliwaat tuuti rek dinañ suñu gàmm dina dox ñu doxee woon daaw. lan ngeen di ñaax au commandant gendarmerie ak directeur général douane bu ñu demee taalibe yi Thiénaba fu ne la ñuy bàyyi ko si réew mi ba si bitim réew. effectivement ñoom itam ñu ngi leen di demander ñu allégé maanaam ñu def seen liggéey d'accord waaye nag. ñu yombalal ko woyofal ko ndax taalibe yi mën a agsi normalement woyofal ko ndax. pèlerins yi ñi nga xamante ni yor nañ seen i sëriñ war koo indi ci taalibe yi ñu mën koo indi mu agsi ak jàmm ak salaam kon nag yombal boobu daan nañ ko def yombal boobu lañ leen di gën a ñaaxaat ñu gën ko defaat jël nañ engagement yi ni contrôle bi dina am d'accord
waaye nag dinañ ci gën a def ak yombal ndax autorité yi ne nañ yombal nit ñi ñu mën a ñëw. waaye xel dal na. waaw xel dal na vraiment. jërëjëf xel dal na ñu ngi sant yàlla di sant bu baax a baax a baax gouverneur bi di sant bu baax a baax autorité yëpp waaye yéen itam waa presse ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal ndax bu du woon ak yéen suñu kàddu du mën a sori fii rek lay yem. waaye yàlla santal ñu président Ndiouga Mbengue rek mooy suñu président. voilà ñu ngi kon ba tey yaa ngi ñëw ci suñu comité d' organisation Ndiouga Mbengue ñu ngi koy sant mooy président comité d' organisation bi nga xamante ni mooy commission bi nga xamante ni mooy yore communication. ah naka moom it yeneen président de commission yi waaye nag ginnaaw nag yéen Ndiouga Mbengue ngeen moo leen gën a jege. mooy seen njaatige mooy seen njaatige ñu ngi jaajëfal Ndiouga Mbengue bu baax. di leen jaajëfal yéen itam. di leen doxaat dox daje. le 2 septembre pour set setal bi le 2 septembre pour set setal bi ñoom ñu ngi ci woo yéen ñëpp ngeen ñëw taxaw ci jàpp ci ndax dañoo nekk ci nawet set setal bu am solo la ñuy def bu passé nag buñ gàmm màggalee ba pare ñu ngi leen di joxaat rendez-vous aussi ci réunion nationale bi au ministère de l'intérieur ndax boobu étape des na ci muy étape bu am solo ci suñu gàmm gi. Merci président.